mbokk téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal Fatoumata Cissé Diarra moom mooy directrice des archives nationales du Sénégal Fatoumata man lay dalal jàmm maman. merci Malick maa ngi lay nuyu. di la jaajëfal. alors ñu nekk ci semaine bi nga xamante ni moom lañ jagleel archive démb moo doon journée internationale bi ñu fas yéene ci waxtaane ak solo gi nga xamante ni archive nationale am na ko. Fatoumata Cissé Diarra yow yaay directrice des archives nationales du Sénégal gis nga coronavirus bi tey aussi Sénégal amaat yeneen cas yu positif téeméer ak ñaar fukk ak ñeent. waaw dafay yokk jaaxleewu askan wi ndax dañu xalaatoon ne coronavirus tendance bi demoon na bay wàññi ko semaine dernière ba ñu commencé woon dalal xel yi. waaye gisaat nañ taux bi tey positivité bi ni mu toll moo tax dañ ci taxawaat seetlu wax askan wi ñu respecté mesures yi nga xam ne waa ministère de la santé ñu koy wax mu bokk ak toll takk masque ak di sorianto ak raxas loxo yi ak utiliser gel hydroalcoolique yi pour coronavirus mën a sotti génn suñu réew. alors madame Fatoumata Cissé Diarra ñu ngi ci semaine bi ñu jagleel wàllum archive. gis nañ 9 juin suñ ko waxee mooy naka dem sax nañ amoon yéen invité la fi waaye da ngeen amoon yeneen tamit rencontre yeneen conférence à distance tey jii ñu fas yéene waxtaanee solo gi nga xamante ni archive nationale am na ko alors dem ngeen amal don de sang kon ren da ngeen ko célébrer beneen fànn. waaw ren moom. pour contexte bi moo waral waaw contexte bi moo waral ñu def seetlu boobu. xool ne comme mesure barrière yi bokk na ci bañ a dajale mbooloo mi ñu def loo xam ne dañ def loo xam ne tam utile na ci askan wi te toog mbeek aussi contexte su CNTS mooy centre national de transfusion sanguine directeur bi lancé appel ne dañu manqué deret ñu xam ne ñun archivistes yi bibliothécaire documentaliste war nañu mën a mobiliser wu dimbale centre bi dimbale suñu bopp dimbale suñu mbokk dimbale maladie ak hôpitaux yi dem mayee ji deret démb ci suba marqué jour bi nga xam ne mooy 9 juin di journée internationale des archives depuis daaw nag ñu koy célébrer pendant une semaine mais date phare bi moom mooy le 9 juin démb loolu lañ ko def ci ngoon gi ñu def benn webinaire moo tax mënu moo ñëw ci plateau bi. alors archive solo archive mooy lan dëggantaan. archive soloom dafa yaatu. ndax dinay dimbale ñu fàttaliku yéen journalistes yi yéen sax yéen na ci gën a am solo ndax fi mu toll su ngeen bëggee def seen émission documenté ko da ngeen di xool ay archive moo tax booy seetaan di gis ay toujours image d'archive archive dina dimbale nga def preuve ndax boo waxee layoo yaayee ci gën te yaayee boobu day am solo soo xam ne il faut nga wane justificatif archive justificatif la archive dina dimbale askan mu am identité archive dina dimbale itam état mu mun a def traçabilité ay action ba citoyens yi mun koo suivre ba seen politique am dalal seen xel archive tam comme ñu wax naan moom mooy xel mooy mémoire mooy kàggu loolu bokk na ci te day dimbalee tam état ak gouvernement ñu am tuddee ko aide à la décision ndax boo xoolee ci contexte Covid bi damay wax naan pandémie yi fi amoon année passé mooy ay siècle dernier comme peste bi ak grippe espagnole bi bu ñu duggee ci archive yi dinañ gis nañ ko xeexee woon te day dimbalee ñiy anticiper ñiy faj ñu xool naka lañ ko xeexee woon ndax xëy na contexte yi du benn waaye dina leen andil tuuti ay éléments yoo xam ne dinañ ci mën a déparé. alors ak tolluwaayu coronavirus bi nan lañ mën a wax si lépp lu jëm ci wàllum gestion des archives médicales et hospitalières xam nañ ni aussi am na ci yoo xam ne dafa laaj ay mbirum confidentialité léegi archiviste bi wala archive bi ci boppam ban solo la am ak ban dayoo la am ngir ñu mën a sàmm lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram. waaw archiviste yi moom dañuy taxaw comme Sénégal am nañu chance depuis 2006 dañu am benn loi d'archive boo xam ne dafa taxawal waat devant le tribunal moom la archiviste yi di def pour wane ne dañoo war a maandu li ñuy gis dafa bari ñun booy liggéey ci archive yi lu nekk ngay dajal nga war a téye sa gémmiñ am loolu ñuy tuddee secret professionnel. léegi itam ni ñu koy waxee archive yooyu dañuy yàgg ne fii ak ay at ci ñu lay mujjee muy service d'archive publique yi muy comme archive nationale bu Sénégal ndax li ma la wax léegi yeneen archive contexte yi passé pandémie yi ñu ko fa ak yeneen solo. moo tax ñun suñu taxawaay mooy fexe ba bés bu archive yi excès ndax dafa am durée bu mu war a dund dara muy excès ci ñun bu excès ñu mën koo jël denc ko ci xarale yi mu gën a rafetee ci anam yi après traité ko door koo mën a jox askan wi waaye nag archive yooyu dañu am spécificité mooy li ñu tuddee archive hospitalière déjà ñaari façon la
am na yi ñu tuddee archive dossier patient yooyu médecins yi ñoo ko yore ci seeni bureau pour muy servir référence pour faj patient bi ak ay famille am sax des fois ndax problème affaire kii wu congénitalité yooyu. léegi nag su ko weesoo aussi am na archive yoo xam ne mooy archive yu production laboratoire yeeg yooyu boobu beneen typologie la des fois support sax dafay changer ndax dañuy gis des fois ay muy nekk ay sorties yoo xam ne ay sorties informatique lay doon comme radiographie ak yeneen yi kii wu laboratoire yi. léegi nag buñ ko jotee archive yi nga xam ne dina egsi ci ñun yooyu dafa am confidentialité bu ci lalu ndax nit ñi waruñoo xam diw lan feebar ko daloon wala ban feebar ko rey gis na ko ci stigmatisation bi sax nii. coronavirus kuñ ne la moo la rey te deedee la loolu laay wax toujours mais kuñ ne coronavirus la ko rey nga weddi wala sa waa kër weddi yow sax doo mën a weddi ndax nekkatoo fi. kon léegi loolu mooy dëgëral li nga xam ne ñun dañu waat ne dañu wax secret médical ak secret professionnel waaye nag 50 ans muy juróom fukki at bu nit ki wàññeekoo mooy faatu 50 ans après la ñu am droit ci loi ci kii wu archive nationale pour mun a joxe sa dossier archive médical yi. te loolu est-ce que ñu ngi koy respecté li nga wax nii. waaw parce que nag problème mu archive yi ñun dañu am problème boo xam ne archive nationale depuis ay lu mat jege fanweeri at amatuñu archive yu jot ndax dañu am problème espace recevoir tuñu versement mais liñ naan loolu mooy règlement bi te normalement mooy dox hôpitaux yi itam seen service d'archive yi dañ koy xam parce que dañuy garder toujours secret médical. mais le problème mooy est-ce que suñu hôpitaux yi. ñoom ñëpp am na service bi nga xamante ni. service archivage la. loolu mooy problème bi nag am na ñoo xam ne am nañ service d'archivage bu mel ni par exemple du ma tudd tur. pour de publicité am na yoo xam ne ñu ngi jokkoo ak ñoom am nañu archive yu normal teg ci professionnel bu génnee école bu formation comme EBAD. te ñoom dañ koy numériser. dañuy numériser sax parce que am nañ boobu kii avancé léegi itam am na ñoo xam ne dañuy jël benn agent boo xam ne rek xëy na dañ ko recruter mu ñu ni ñu koy def ñu dénk ko mais ba tey tane na bu ñu ko formé wax ko li ñu bëgg xëy na dina ci mën a jaar ñu koy surveiller de façon régulière. ñeneen ñi nag dañuy tànn ci benn dépôt rek tuddee ko archive muy benn salle bu kenn soxlawul. def ko fa vrac rek di fa def ay léegi bés boo jógoon ba bëgg a numériser wala nga bëgg a traiter sax da ngay am problème parce que dafa jaxasoo il faut nga am travail de fourmi woo ay archivistes ñu ñëw wala ay jeunes yoo xam ne diplômé dañ la nga fexe ba ñu trier ko te loolu risque la am parce que. en plus risque la parce que xamoon ndax dinañ ko mën a reconstituer na mu waral. moo tax ñu lancer appel ci hôpitaux yi ñoom xam nañ ne li ñuy liggéey am na importance boo xam ne. organisation daf ci ànd ndax faj ak organisation moo àndal te organisation du faj malade bi rek suivre ko mais da ngay suivre kayit yi nga xam ne ca ngay kayit yi wala données yi comme ni ñu koy dencee seen ordinateur léegi données yooyu te ordinateur bi risque bi mooy mun na yàqu mais kayit yi daf koy secondé. alors beneen inconvénient bi nga xamante ni moom la ñu seetlu si yenn bërëb yi comme li nga wax sànq dañuy xëcc benn dépôt rek teg fa archive te archive ñëpp xam nañ dafa laaj classement dafa laaj aussi li ñuy wax index dafa laaj aussi li ñuy wax loo xamante ne recherche documentaire su ko defee sooy seet mbir bi da ngay dem directement fu mu nekk te loolu mu nekk lu am solo yi nga xamante ni am na si ay services yu fi nekk yi nekk si réew ñoo xam ne du ñu sàmmante ak loolu est-ce que tamit du dem ba indi ay gàllankoor seen liggéey. dina koy di gàllankoor parce que fi may waxee ak yow nii arrêté nañu jël versement depuis ay at. léegi ñu ngi am projet ne dañuy def maison des archives. très bien maison des archives bu egsee incha allah dañu war a dem yóbbu li ñu yor fii archive nationale boole ceeg yi des ci structure yi nga xam ne egg nañu ci délai bu ñu war a duggee archive âge historique bu ñu ko tuddee. xam ne seen âge courant ak intermédiaire weesu na. bu ñu ko trier xool yi ci am solo dañ koy indi archive nationale léegi nag bu fekkee ne dafa jaxasoo foofu beneen liggéey lay indilaate waa archive nationale bés bu kër gi pare. mais alors beneen problème mooy maison des archives gis nañ projet bi yàgg nañ ko wax mais ba léegi sottiwul lu tax mbir mi yàgg na parce que xëy na projet bi li ñuy wax archive dafa nekk liggéey boo xam ne dafa am solo waaye joxuñu ko gëddëm. parce que fi mu nekk nii damay population yi seen bopp bu ñu leen waxoon kaay ñu tabaxal leen maison des archives choix wala école wala université wala hôpital bu ñuy choisir. naturellement yooyu la ñuy choisir. xëy na tam pouvoir public yooyu seen problème mais dafa am solo. parce que li ma lay wax ne moo lay dimbale nga am aide à la décision war nañ ko am et puis daf lay permettre sax état bu moderne nga nekk ci concert des nations modernes. ndax mënoo indépendant depuis pratiquement 60 ans. sa mémoire di vivoter bu tey nga denc ko fi bu subaa nga denc ko fële. te ku ñu woon archive nationale si at yi si ginnaaw at yi yu yàgg yi sa xel day dem si building administratif léegi yéen a Central Park foofu ngeen nekk noonu est-ce que répondre na normes yi nga xamante ni archive nationale fa la war na.
waaw building moom dafa yàgg a nekk parce que archive nationale mooy premier service boobu sax archive service des archives la woon daawe parce que 1954 mooy premier service bi mu njëkk a dugg building. waa le cours de l'histoire tam waxaat ñu ne ñoo fa mujj génn man maa mujj génn building parce que boobu metti na ndax suñu masse documentaire bi ñu am ñëpp dem ñu nekk fa des fa ci décombre yi ba ñu génnee ñëw Central Park. ci nekkin Central Park moo gën building parce que tànne na amul poussière bu metti boobu espace bi tànne na ndax 2500 mètres carrés la mais problème bi mooy tant que amuñu bâtiment dédié duñu nekk ci condition conservation idoine mooy lan dafa war a saytu humidité bi poussière bi lumière yi bâtiment boo fekk ñu tabax ba pare nag da nga koy utiliser rek en location di jéem a góorgóorlu xool nay def pour kii documents yi nga sauvegarder leen waaye daal lii tax ñu naan idéal bi mooy am sa bâtiment bopp. alors gis nañ aussi Sénégal mi woon ci projet te professeur Iba Der Thiam jiite woon ko muy projet histoire générale du Sénégal ci jamono yooyu yeneen doon liggéey bu baax histoire générale du Sénégal ak waa archive. waaw parce que man bokkoon naa histoire générale du Sénégal boobu période dafa tombé ñu nekk ci période de déménagement bi déménagement archive nationale duré na 19 mois yoo xam ne dañ ko tëju mënuñu woon servir les usagers fonds yi nekkoon en instance de transfert kon ce qui fait que mënuñu ci woon def man di ma trouvé mooy histoire générale Sénégal liggéey na peut-être ñenn ñi dañu amoon seen ay documentation yu ñu amoon archive yu ñu amoon ba pare ndax ñi ci ëpp ay chercheurs lañu dañ ko def mais daal ci période bind bi moom damay avouer ne archive nationale kii wu ci bu baax parce que impliqué wu ci bu baax parce que da ko fekk mu tëj. alors ñu nemmeeku aussi beneen mbir mooy wàllum service documentation et d'archivage yi nga xamante ni yenn entreprises yi am nañ ko lu ci mel ni OMVS bu nekkoon Saint-Louis ci jamono yi ci ginnaaw am na ay émeutes yu fa amoon ba ñu lakk centre de documentation bi et d'archivage bi loolu est-ce que tamit du am ay conséquences yu doy waar suñu demee ba nga xamante ni foofu nañuy denc archives yi ñu lakk ko est-ce que du dem pour tracer waat li ñu fa jotoon am coût financier bi ak tamit fexe ba retracer documents yi nga xamante ni amoon na fa. loolu moom damay wax toujours ne musiba la ki koy def xamoo li ngay def ndax archive nekk na loo xam ne boo koy dajale doo xëy benn bés nga fekk mu tege nga jënd ko dañ koy constituer avec le temps avec l'histoire léegi boo toogee nga jékki-jékki mer sa mer ñëw toj ko dafa fekk nga ñàkk conscience nit ku amul xalaat moo koy def léegi nag reconstituer bi moom ba daanaka peut-être du mën a nekk ndax doo mën a amaat dossier yépp li may CEDEA boobu seen chance moom mooy dañu amoon lu ñu jot a numériser moo tax loolu mooy tax ñun tam ñuy demander toujours numérisation de sauvegarde dañuy permettre ñu sauvegarder données yi doo amaat document physique mais di nga am données léegi loolu moo tax ñun dañu lancé woon benn defoon déclaration dans ce sens en tant que institution nationale pour condamner ko léegi nit ñi tàmm nañ ko mais ci ëpp ñoom ci ñoom lay delluwaat comme ñi def état civil yi ñi koy toj toujours bu ñu bëggee extrait de naissance mu coûté leen lu nekk ñu dem di wëri fu nekk yéeg ak wàcc pour wut ko moo tax ñuy lancer appel population yi ñu xam lan mooy archive te continuer sensibilisation bi di ko préserver ndax moomeelu ñëpp la bu dee archive publique moom ñëpp ko bokk moom askan wee ko moom. alors ñu seetlu aussi Sénégal aussi suñuy faral génnee lu ci mel ni rapportu ARMP autorité de régulation des marchés publics wala rapportu IGE inspection générale d'État wala rapportu OFNAC dañuy nemmeeku que ni yenn structures yi des fois dañuy am problème archivage loolu sax moo taxoon ba un jour président de la République souligné woon que ci conseil des ministres loolu fu ñu ci toll lan moo tax. saa su nekk structure yooyu di am ay jafe-jafe ci li nga xamante ni bëgg nañ ci retracer jëm ci wàllu archive. waaw loolu li koy indi moom mooy ñàkk organisation bi parce que bu doon structure état bu nekk dafa war a am archiviste professionnel kooku mooy yor archive yi ci ñetti âge yëpp fa mu nekkee dans les archives courantes nekk ci bureau ñiy liggéey boobu du egsi ci moom bu nekkee ci âge intermédiaire xam ne doon ñu ko soxla saa yu nekk dañ koy soxla tey wala pour référence rek. mu nekk ci dépôt d'archive intermédiaire bi ba mu egsee ci niveau moom bu boobaa nag lay xalaat bi mu koy verser archive nationale mais ñi koy def day fekk na amuñu professionnel amuñu dépôt d'archive organisé ak sécurisé ndax moo tax ñoom ñuy am accès ba bu ñu bëggee détruire des fois sax ñoo koy tey parce que bu ñu bëggee nëbb dara dañ koy toj léegi nag boo ko dénkoon archiviste bi bu jotee moom mu collecté ko ñi ko bëgg a yàq duñ ci jot waaw. léegi lu jëm ci wàllu numérisation bi dañ seetlu ni aussi am na ci ay yenn pàcc këru liggéey yi nga xamante ni ba léegi nii numériser wuñ seen archive lan moo waral retard boobu ak jamono fi ñu toll nii 2020 ak xarale yu bees yi.
waaw xarala yu bees moom daf ñuy dimbale bu baax ci suñu liggéey ñun archiviste yi waaye itam li ma naan loo gis contexte la ak tolluwaay parce que fi mu nekk numérisation dafa nekk lu cher bu fekkee ne ku yore bi ay peut-être formulaire wala nga yore ay archives yoo xam ne kër gu yamamaay la di nga ko mën a numériser parce que boo amee benn scanner ñaari scanner mën nga ko numériser mais lu toll ni archive yi nekk archive nationale nga xam ne dafa am ay fonds documentaire lay wax sax du archive rek ndax complexe la léegi dina am format bu nekk ak këyit yi qualité bu mu doon yépp ak seen support bi daal il faut nga xam benn bu nekk ban façon scanner moo ko war a mën a numériser léegi nag programme la mais il faut ñu dugg ci parce que moom rek moo ñuy dimbale pour ñu mën a sauvegarder li ñu yor akas néew parce que Sénégal moom yor na fonds boo xam ne am na richesse boo xam ne ñu bari ñenn ñu ci parce que amuñu ko ñu ngi am fonds boo xam ne dafa yàgg am fi loo xam ne ñun kese ñoo ko am ci àddina France bi ko benn partie bi sax France bi ko produire woon bu ko soxlaa Sénégal lay ñëw jësi ko muy fonds AOF bi kon nag jar na lool waaw occidentale française archive yi Dakar la desoon ci décolonisation bi moo tax nag numérisation bi jot na ndax par force bi ko denc ci wax bâtiment yoo xam ne du bâtiment yu mu war a nekk dañuy commencé di màgget di damat wala ñu commencé di ruus wala encre bi di xolleeku effacé am na solo mbokk téléspectateurs yi ma fàttali ñu ngi dalal tey Fatoumata Cissé Diarra moom mooy directrice des archives nationales du Sénégal alors EBAD école des bibliothécaires archivistes et documentalistes di former ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum archive wàllum bibliothèque ak wàllum documentation ñu seetlu ni insertion bi xale yi dañ ci am ay jafe-jafe yu bëre man sax maa ngi fàttaliku si ñoo bokkaloon promotion avant may dem CESTI am na si ñoo xamante ni dañu bàyyi lépp lu jëm ci wàllum archive bibliothèque documentation nekk si leneen lan moo tax ba léegi nii insertion bi di poser problème. waaw loolu moom problème boo xam ne ñun dañ koy mettitlu parce que dafa metti que ñu former leen ñu génn pare bu fekkoon ne sax besoin bi amul soxla bi amul du am problème mais fii ñun ñëpp a soxla ay archivistes professionnels institution documentaire yi besoin baa ngi fi xale yi am nañu xarañte bu ñu jàngee ci école bi recruter leen baax na ci moo tax ñun toujours dañ leen di appuyer di def ay lancer ay expression de besoin wax la nañu recruter ay archivistes yoo xam ne ce sont des professionnels pour ñu mën a dimbale parce que archiviste rek moo la mën a dimbale fonds documentaire yi ñuy garder surtout yu archives yi pour ñu mën ko traiter sinon aussi dafay sooxe waaw am nañ ci chance nag année bi passé dernière promotion bi ñuy pas promotion sax mais dernier recrutement archive nationale bi ñu ko waxee autorité bi moom sensible na dafa dem laajte ñan ngeen xam ne pour ñu bañ a recruter keneen koo xam ne dafay nekk à la place des archivistes indil ñu nombre à la place de la quantité à la place de la qualité léegi nag ci la ñu indi ay archivistes diplômés professionnels ñuy def liggéey bu rafet ci archive nationale te noonu lañu ko fas yéene jàppoo ba ñu am li ñu soxla incha allah. am na solo alors est-ce que mën nga expliquer suñu mbokk téléspectateurs yi norme yi nga xamante ni archivage moom la laaj xam nga dafa am ñetti âge est-ce que mën nga ko expliquer suñu mbokk téléspectateurs yi ñu xam ni classement bi nan la tëddee. waaw archive moom dañ naan ñetti âge la. très bien âge bu njëkk bi mooy bu document bi juddoo ci bureau yi parce que lañu naan am na archive publique yi bu juddoo ci bureau yi administration yi yooyu foofu archive lay doon day ñu créé ko rek archive la waaye dañ koy bàyyi ci bureau bi ndax ki koy liggéey dossier yi ñi ciy liggéey dañ koy am soxla tout le temps di ci war a xool di ci war a egg muy évoluer noonu bu ñu demee ba affaire bi ñu classé ko dañ ko yóbbu archive nationale dañuy xool ne léegi nag pas classé nañ ko mais mën nañ ci amaat benn contentieux wala lu ñuy vérifier waat moo tax dañ koy yóbbu ay fi ñu tuddee archive intermédiaire day dem ci deuxième âge archive bi bu boobaa nag waa administration yi dañ koy soxla ji bu ko defee ñu laaj ko archiviste bi mu communiquer leen dossier bi bu ñu saytoo la ñuy vérifier delloo ko bu demee nag ba nga xam ne âge boobu nag passé na ba soxlaatuñ ko ay parce que presque des fois parce que ça varie ci yenn dossiers yi di ci gën a ëpp ay 10 ans bu boobaa surtout pour les dossiers comptables ñu xool lan nga xam ne am na ci valeur historique parce que du léppay ñëw archive nationale dañ koy def tri waaw xool li nga xam ne am na valeur historique avérée nga xam ne dina am soxla boo xam ne askan wi ak état bi dina ci soxla ay at ci kanam boobu nag la ñuy indi archive nationale sous forme de produit mooy transfert de responsabilité jógee ci service bi dem ci archive nationale mu nekk ay sous bordereau ku nekk garde exemplaire comme ça ñoom bés bu ñu ko soxlawaatee tam ñu communiquer leen ko ci anam yi gën a rafet. am na solo am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. bismillah.
Lat Mbengue allo. waaw allo. Lat Mbengue bismillah. ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. alhamdulilah delloo ziar. man de fan yii damay tànte woon noonu dañu nekk ci affaire gerte gi. waaw. mënuma toog waxtaan waaye damay jéem a dugg ba sonn. dëgg la ligne bi mooy saturé. ligne mooy saturé yàlla na yokk. amin amin fu mu toll nii sax cerveau bi lañ war a attaqué. loolu nga gis serveur. ndax émission bi dafa am solo. dëgg la jërëjëf. waaw ñu ngi ziar ñëpp comme xaw ma thème bi damaa nekk ci gerte gi. waaw tey mbirum archive nañuy waxtaanee gestion des archives médicales et hospitalières tey moom nañuy waxtaanee moo tax ñu dalal fi Fatoumata Cissé Diarra moom mooy directrice des archives nationales. ñu ngi koy ziar di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax. di rafetlu waa santé. ni ñu taxawee ci liggéey bi. ba mun a attirer nit ñi. mais foofu yéen Lat Mbengue. fa am ngeen fa ay services yi nga xamante ni ñoom vraiment lépp lu jëm ci wàllum archive dañ koy bàyyi xel bu baax. wax dëgg yàlla méthode boobu nag mokkaluma ko waaye nag lu ma leer ba leer. district santé bi ñu fi nekk. xaw naa tane ndi. hôpital bi ñu fi yoragum. waaw. xaw naa tane ndi. motul lépp nag. bugg nañ mu nekk hôpital bu mag a mag waaye nag li fi nekkagum moom tane na. ok jërëjëf. tane na ñu ngi rafetlu émission bi di feddali suñu kóllëre ak yéen rek la. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. alors madame Fatoumata Cissé Diarra tey ren ji thème bi mooy renforcer plutôt les sociétés du savoir lu tax tànneef boobu la thème bi lan la ëmb. nga conseil international des archives moom mooy choisir thème at bu nekk. loolu nag dafa tombé woon nag mu nekk thème congrès international des archives congrès bi ñeenti at yu nekk lay xew ñu tànn benn dëkk ci àddina si archiviste yëpp dajaloo fa di waxtaan sottante xel ndax ñëpp tolloowuñu situation ñëpp tolloowuñu dayuwaay thème bi nag coronavirus bi moo tax ñu toxal ko non dañ dafa waroon nekk novembre 2020 ñu pousse ko ba septembre ba 2021 incha allah mais terewul nag journée bi aussi semaine bi ñu gardé thème bi renforcer société du savoir moom mooy société savoir yi mooy dafay dugal lépp lu bokk ci intelligence artificielle dugal ci conservation numérique ak conservation durable léegi nag ku nekk da ngay xool sa tolluwaay fi mu nekk parce que bu fekkee dañu leen di renforcer noonu société ak intelligence artificielle ñun suñuy këyit yi ñu yor archive nationale du Sénégal moo tax muy wax toujours contexte dafa am solo am ay këyit amagoo numérisation boo bëggee dugg ci ay problème moo ay conservation numérique ak yooyu da ngay di nga ko xalaat ndax bés bu jotee nga mun cee nekk de plein pied mais actuellement renforcer bi ñu ngi ko mën a def mooy traiter suñuy fonds sauvegarder fonds yi bu baax mun ko jox traiter ko indexer ko chercher bu ñëw physiquement ñu jox la ko nga xool ci li nga bëgg a def renforcer société du savoir yi par les moyens du bord. waaw parce que doo dégg mouvance rek nga dama ci dem croiser les bras te fi ñu toll moom ay patrimoine physique lañu am. patrimoine physique ku ko wax consultation physique lay laaj. du tere nag dañuy suivre li xew ci atelier bi nekk ay bokk ci instance internationales yi di ko suivre bés bu ñuy def projet de numérisation ci yooyu la ñuy sukkandiku ba joxe ay suñu avis mais pour le moment ni ñu koy renforcer mooy l'existant mooy li ñu yor mu nekk këyit lépp loo soxla fekk nekk ci moom la ñuy joxe renforcer société du savoir ñun archives nationales du Sénégal. pour le moment am na solo am na keneen ku nekk si ligne bismillah allo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Safiatou Ndamel. Safiatou di la ziar. waaw ñu ngi delloo ziar ñu ngi delloo ziar. alhamdulilah ñu ngi nuyu suñ tata bi madame Diarra. baal ñu nga yëkkati kàddu gi. ma ne ñu ngi nuyu suñ tata bi madame Diarra. waaw. ok waxtaan bi mu fi waxtaan am na solo lool di ko ci delloo njukkal bu baax a baax a baax a baax. mais li ñu gis au Sénégal métier bii di métier archiviste mooy métier boo xam ne dafa am solo tellement te ñun au Sénégal ñu néewal ko doole. ñàkk koo jox gëdd moo tax ba problème yi nga xam ne nii am nañ ko ci bi ñuy def histoire du Sénégal. ñàkk koo jox dayoo suñu archive moo tax li ñu dal ñu ba problème jógee fu ne. parce que bu fekkoon ne këyit yi dencoon nañ ko na mu waree wala amoon nañ bërëb boo xam ne comme li ñuy réclamer nii maison boo xam ne nii amoon nañ ko ba di fa denc archive yi bu noonu yenn détails yu bëri yoo xam ne nii am na ci bi ñuy retracer histoire du Sénégal bu noonu xëy na problème yooyu duñ ko ci am. mais li may wax également ci métier archiviste da ngay gis ne da ngay dem ci hôpitaux yi man je parle en connaissance de cause comme li ngeen wax noonu da ngay gis dossiers yi ci suuf lañ koy sànni fu leen neex taw bi day ñëw fekk ko fa wala ndox bi dafa rogalaat loolu mënoo wax ne yaa ngi denc ay archives te ba pare kenn ku ci nekk boo vigilant bu la neexee sax mën ngaa dugg foofu noonu nga consulter lu la neex
da ngay dem ba ci mairie yi li gën a grave mairie yi ñoom ils prennent n'importe qui le problème pourquoi ñuy am problème mu débouché ci ñuy génnee EBAD parce que simplement ñi war a recruter dañuy jël ku leen neex ñu teg ko foofu alors que duñ jël ki nga xam ne nii il a les compétences nécessaires ñu teg ko à la place mooy métier à parce que n'importe qui waru koo def da ngay dem ci mairie yi comme ni man mii je parle en connaissance de cause parce que dama gis koo xam ne nii dafa am problème bulletin de naissance bi mu demee ci commune am di août dañ na ko ndox mi moom inondation moo yàq kayit yooyu noonu ba jusqu'à présent muy daw tribunal ça fait plus de 3 ans problème bi muy régler mënut a régler loolu mooy ne bu fekkoon ne système informatique bi kii woon nañ ko informatiser na woon information yi nga xam ne moom la ñu am bu noonu yenn problème yi ñuy rencontré duñ ko rencontré te en un clic mënoon nañoo wax informaticiens yi sax ñu defal des logiciels yoo xam ne pour ces services publics là nga xam ne facilement dinañ mën a préserver en fait document ou lépp loo xam ne ni war na dem ci archive li tax seen liggéey am solo mooy gis nga àdduna bii nii ku fi fàtte sa démb te tey dina la réer te sa ëllëg moom doo xam foo jëm mere jërëjëf. am na solo jërëjëf Safiatou di la gërëm bu baax di la sant. maman ñoo ko dégg moom macha allah ñu ngi koy gërëm. di ko ziyaare waa am na solo résumé na lu bari laal na fi muy metti lu bari tam. moom dafa daanaka résumé li ñuy wax yëpp suñu mébét. waaye nag mooy dalal xelam ci projet wu affaire état civil bi. Union européenne defoon na benn projet boo xam ne dafa tudd PAMEC. programme de modernisation de l'état civil. ci année yi passé recruté woon na sax ay xale diplômé chômeurs yu bari yóbbu leen ci département yi ñu nekk fa di lijjanti parce que problème registre yi la waaye li muy wax lu am solo la te population yi itam kenn rawu leen ndax boo gisee moom li mu amee xalaat bii di ko wax kon moom du mus a yàq état civil ci meram kon nag ñu ngi rafetlu kàddoom ànd ak moom ci li muy wax yépp merci. allo bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi ñu ngi ziyaara bu baax. alhamdulilah delloo ziyaar kilifa gi. ñu ngi rafetlu émission bi di rafetlu programme télé bi yépp. jërëjëf. waaw man dama am benn question bu ma bëgg a laaj madame Diarra. bismillah waaw mu lay dégg. dañuy wax ci histoire que ne tubaab bi mu duggee Sénégal am na benn université bu fi nekkoon bu ñu doon wax Pire Sañaxoor ñu wax ne livre ya fa nekkoon tubaab bi daf koo lakk ñii daf koo gas suul te loolu ci suñu histoire la bokk suñu taarix la bokk. est-ce que ñoom waa Archives nationales actuellement tey am nañ benn programme wala bokk xalaat mës nañ coo toog xalaat ci. ne foofu ñi nga xam ne fa la ko tubaab yi gasoon war nañ koo mën a wàqe war a mën a génne loolu nga xam ne suñu histoire la suñu taarix la. beneen question bi mooy lu jëm ci livre arabe yi man arabe laay jàngale moo tax côté boobu laay ñëwee. est-ce que tey mën nañu wax ne ban livre lañ njëkk bind ci Sénégal tey jii loo xam est-ce que archives yi tey. baal ñu nga yëkkati kàddu gi ñu dégg la bu baax. ma ne est-ce que tey jii ñoom mën nañ ñu prouver wax ñu ban livre la njëkk a bind ci arabe ci Sénégal parce que ñii dañuy wax ne Cheikh Omar la ñii wax ne ñeneen la est-ce que ñoom tey bu ñu demee archive war nañ faa mën a fekk lu koy firndeel fi may jeexalee nag mooy damay fekk si ndaw si jeexal léegi li mu wax dafa am solo. Safiatou parce que man dama dem mairie Wakaam yàggul dara di jëli sama kayitu juddu mais dama dugg ndaw si waa ji dafa ma laaj sama date de naissance dama koo jox rek mu tàppe ci ordinateur bi moins de 5 minutes mu defaral ma sama kayit jox ma ñibbi te fa ma jógee wax dëgg yàlla sori na. maa ngi woon jóge fii ba yëmbal dem ba Wakaam kon mairie yëpp war nañoo mën a fexe ñoom tamit liggéey ak waa archive daal di recruter xale yi nga xam ne jàng nañ am nañ xam-xam ndax ñu mën a yombal liggéey boobu. jërëjëf. maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant émission bi am na solo loolu waaye sëriñ. merci beaucoup madame Diarra. maa ngi koy gërëm di rafetlu kii kàddoom li mu njëkk a wax mooy problème mu histoire Pire Sañaxoor. man nag damay wax ne ñun archiviste lañu. bu ñu jotee archives yi dañ koy traité. defal ko description indexé ko teg ko pour ku ko soxla askan wi ko soxla wala état bi mu ñëw citoyen yëpp ñu ñëw ñu jox leen ko du ñu yëngu ci wàllu histoire waaye comme ay citoyen lañu aussi lépp luy intéressé histoire du Sénégal daf ñuy intéressé léegi moo tax problème mu archive privé dafa am archive publique am archive privé mooy lépp loo xam ne nit ki ci dundam am na ko liggéey na ko kooku moom daf koy garder archive nag loi d'archive bi dina ko prévoir nu ñu koy sécuriser ndax bu nekkee koo xam ne comme suñu kilifa yu mag yi nga xam ne dañu nekk ñoo xam ne dañoo bokk ci suñu fondement askan seeni archive bu am na importance boo xam ne archive nationale état bi war na ci mën a am droit teg ci loxo classé ko archive waaw waaye li bokk ci affaire université Pire bi lakk beeg yooyu moom xam naa historiens yi ñoo ci gën a mën a am solo ñoom ñoo ko mën a leeral. am na keneen ku nekk. allo asalaamaaleykum. am na solo allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. madame Tall Dakar. madame Tall bismillah.
dama bëggoon laaj sa invité bi madame Diarra ni ko. am na benn photo bu ñu doon wax ni que El Hadj Omar Tall photo bi ñu ko yàgg a jox c'était pas lui léegi dama bëggoon laaj ko ndax loolu moom lan moo ci xalaatam ndax photo bi c'est avéré moom la woon wala du moom dégg nga léegi deuxième point. xam nga Sénégal gis nga comme li madame Kébé wax tout à l'heure gis nga da ngay jóge sa passé pour mën a tabax sa ëllëg dëkk bi maanaam boo xamante ne amuñu jusqu'à en 2020 amul maison des archives amul bibliothèque nationale tey jii laboratoire Cheikh Anta Diop bële carbone 14 boo ko gisee ni mu délabré maanaam fondamentaux yi dañ ko négligé di jox li nga xamante ne mooy mbumbaay ak puukare ay importance parce que mën naa ne dama critiquer par exemple ay def ay comment dirais-je ay arène de lutte des trucs comme ça di ciy investir ay milliards te yow à la base fondement yi defaragoo ko maanaam ñun en fait tubaab xam loolu lan la ñu rawee ñoom dañu jël seen histoire jox ko valeur teg ko imposer ko léegi ba pare door a xalaat seen avenir ñun dañu ñëw bëgg na sëqal suñu histoire jël ay ñoo xamante en général des dirigeants yoo xam ne dañu bëgg a ñëw rek topp par exemple la mouvance jël ñi nga xamante dañ dem ba au sommet ñu bëgg leen dab te fekk à la base ñu defaruñ fa dara donc ça veut dire que ñu ay colosse lañu au pied d'argile donc lu ñu laal rek dañuy màbb parce que en fait suñu histoire dañ koy nësaxal gis nga ministère mënuñu ko créer ministère boo xam ne dafa chargé du numérique jox ko solo bi mu am ba pare amaguñu loo xamante ne war nañu ko am maison des archives bu numérique ñu war a investir même bu dee lu mu metti ay milliers de milliards dañ ko ci war a def xam nga tax parce que loolu mooy la base man nag maa ngi ko soutenir ci seen kii parce que bibliothécaire comme on dit ak archiviste mais mooy base ci réew war nañ leen dooleel yokkal leen seen ay fonds yi leen jox dotation parce que numérisation bi c'est une exigence du loo xam dañ ko war def mu neex leewul naqari leen c'est une obligation même pour ñu def ko merci beaucoup. jërëjëf. moom mu ngi ci plaidoyer bi dëgg maa ngi koy gërëm di ko soutenir bu baax tam te xam ne ñun tam ñu ngi ci. waaye ñoom ñoo ñu mën a renforcer ñoom ñi nga xam ne dañ koy dund xëy na dafa nekk ci profession bi. ak ñi nga xam ne yéen journalistes yeeg kenn ku ci historien yeeg enseignants yeeg étudiants yi. askan wi daal ñëpp ñi nga xam ne dañuy am solo ci archive ñoo ñu war a jàppale ci plaidoyer bi ñu ngi wax ñu ngi bind ñu ngi def ay notes techniques autorité bi te li mu wax dafa nekk dëgg. bu dul dara sax di solo bi Sénégal day ci dal ci àddina si war na am maison des archives war na am bibliothèque nationale. am na solo waaw li wàll ci photo El Hadj Omar bi. man ni ma ko découvrir mooy famille am ñoo ko génne. duñ ne sëtam moo génne photo bi ne bii mooy photo bu dëgg bi loolu nag man. aw ma xarañte bu may weddi wala déet parce que comme ni domaine géej du photo bu jógee ci suñu fonds iconographique am nañ département iconographique archive nationale mais jóge wu fa moo tax fi mu nekk da nga koy gis rek jël ko ak ni ñu ko waxee ak ku nekk analyse bi ñu ci mën a am aw ma tam expertise boo xam ne damay mën a saytu photo bi kañ la dateeg yooyu bu boobaa archiviste la jàng ak li ko wër li ko wundu daal am na solo am na suñu beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi 33 824 88 06 allo allo kooku dem na alors madame Diarra am na keneen ku nekk ci ligne bi allo allo. El Hadj Malick. bismillah Dame. ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah ñu lay ziar. di nuyu directrice bu baax. mu lay dégg. waaw El Hadj Malick. au 21e siècle ñu Sénégal amul maison des archives dañuy jël archive bi di ko déplacer. mel ni ku nekk marché Sandaga bu teyee nga yóbbu sa jaay fii bu subaa nga jël sa yóbbu sa taabal fële mais président de la République nañu dimbali waaye ngir yàlla dëkk réew amul lu dul archive gisoo coow historien mu ne archive am na solo trop am na solo trop El Hadj Malick coow histoire du Sénégal bi am barki dem docteur nu mu tuddati Thiam jëte woon ko mais boolewul si ñoom directrice moo tax gis nga fi mu coow li mujjee El Hadj Malick gis nga El Hadj Malick liggéey boo ko jëlee joxoo ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a boolewoo si ñi nga xam ne ñoom nga si war a boole toujours problème lañ nga si doo si jëlee lu la neex. jërëjëf Dame. ñu ngi leen di gërëm di rafetlu émission bu baax macha allah. jërëjëf. directrice ñu ngi rafetlu xalaat bu baax. alors Fatoumata Cissé Diarra lu jëm ci wàllum dématérialisation des procédures de l'État foofu lépp yemb na léegi wala. waaw parce que dématérialisation bi yemb na parce que foofu dafa wuteeg ñun suñu programme. télédac bi. waaw parce que day nekk loo xam ne mi ngi nekk au point ndax dafa nekk ay procédures yoo xam ne c'est des procédures ponctuelles ay formulaires la
dématérialiser ko da nga koy def waa ADI ñu ngi ci jàppoon léegi ba mu nekk def ko comme les procédures administratives. waaw voilà liggéey ak ADI agence de l'informatique de l'État non pour ñu dimbale ñu ñun pour ci ay wàllu xarala la ci dématérialisation bi bokkuñu ci du ñun mais laaj nañu suñu procédure yi ñu am ñu jox leen ko comme maanaam nooy consulter archive nationale boo fa bëggee ñëw looy def pour nit ki bala moo egsi sur place mu xam lan la war a fan la war a jaar ak lan lañ ko war a laaj ñaata temps la koy jëlal ak anam yooyu daal. ñu jox leen information yi ñu dugal ko ci seen site. mais alors est-ce que yaakaaru Sénégal toll na si jamono bi nga xamante ni nit ki mën na toog si këram te smartphone am wala ordinateur am xool pour mën a xam si archive nationale suy def benn recherche mu gis ko. loolu nag suñu mébét la parce que fi mu nekk nii. mais loolu est-ce que tamit état bi war si gën a góorgóorlu mooy projet bi ma lay wax. projet bi dafa ne parce que boo déggee ne da ngay moo ci war a góorgóorlu moo tax ñu leen di lancer appel fu ñu toll. di leen ñaax la lancer appel parce que xam naa ñaax mooy encourager. mais duñu leen encourager dañ leen di interpeller. lancer appel ne leen cri du cœur ne leen soxla nañu lii te depuis nag 1960. damay wax ne sama baat ci kaw que président de la République bu fi jaar am nga sa projet maison des archives mais bu ci nekk du aboutir mais dafa jot parce que problème bi mooy waxuma la sax dématérialisation bi pour nit ñi di mën a toog seen kër di xool mais pour que mën a sauvegarder li fi nekk parce que nekk na ci condition yoo xam ne du condition yi dencukaay archive parce que fi mu nekk nii amul condition yi archive anam yi archive war a laaj su boobaa day gën di te day continuer ak temps bi ak climat beeg fi ñu nekk day gën di yàqu. am na solo allo. am na suñu beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi 33 824 88 06 kooku dem na alors lu jëm ci wàllum archive audiovisuelle jamono jii nii ak secteur bi fi nekk secteur média yi archive audiovisuelle yow sooy seetaan télé ak archive yi ñuy wane am nga satisfaction. parce que des fois day am na maa ngi dem ci benn télé am na archive ñu am mais yi ñu wane dafa nekk yoo xam ne contexte bu yàgg la. am nag du ñuy wane day nekk image d'archive yoo xam ñoom aussi dañu am effort actualisation bu ñu war a def. ndax bi ñu nekkee building ñu ngi fa jógee 2016 ngay def émission di ko documenter di wane archive yoo xam ne building la woon te archive am na fi 5 ans ci bâtiment bu bees bu mu nekk nii 4 mu ci 6e année presque 5e année autant pour moi. léegi dafay am solo. léegi archive audiovisuelle yooyu dañu war a def yenn production yi dépôt ñun ci archive bâtiment bu bees bi ñu prévoir nag pour maison des archives dafay jël considération yépp am ay locaux yoo xam ne day climatisé pour ay archive audiovisuelle parce que fi ñu nekk nii actuellement mënuñoo denc archive audiovisuelle ndax këyit yi sax ñu ngi am problème sauf kii survie ndax dama naan archive dañu am bakkan dañu war a noyyi mais conditions yi tàngaay bi ak lumière bi ak poussière bu ñu contrôlé wul ak yooyu yépp baaxu ci léegi nag dina ma may ma wax tuuti ci dématérialisation bi dafa nekk projet bu rëy la mais dématérialiser procédure ak dématérialiser wu formulaire ak bu archive nationale du benn ce sont des dossiers qui sont organisés selon une certaine ce sont des normes bien précises. kon daal ñett fànn yooyu yëpp waaw mu ngi ci waaw parce que projet intégré la ñu am maison des archives ak numérisation de fonds documentaires des archives nationales. très bien moom la ñu soumettre étude de faisabilité bi toog di xaar. am na solo am na ku nekk si ligne bi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ na ngeen def. alhamdulilah. waaw dañu bëggoon participer ci émission bi. bisimilah yaay en direct. allo. allo oui. yow rek nañu déglu kilifa gi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam allo. da nga jàpp télé baal ñu nga wàññi son bi ñu ngi lay dégg bu baax a baax. man la Omar Xoll Université Gaston Berger bu Saint-Louis. bisimilah ñu ngi lay déglu kilifa gi. waaw di remercier directrice bu baax. Fatoumata et Sy en fait Fatoumata Diarra. et di ko jaajëfal vraiment ci liggéey bu rafet bi ñuy def. et di renforcer vraiment plaidoyer bi ñuy wax surtout pour une bibliothèque nationale au Sénégal. et vraiment di wax ni rafetul Sénégal ci sous-région bi fi mu toll nii bëgguma tudd pays yi waane pays li ñu gën a jege ñoom ñëpp bu ñuy wax 1960 Sénégal lañ doon def référence waane tey ji pays yooyu yëpp ku ci nekk am nga sa bibliothèque nationale. donc ñuy lancer vivement un cri du cœur pour une bibliothèque nationale au Sénégal pour que le dépôt légal soit unifié. tey jii nii il est éparpillé yenn yi mi ngi archive nationale yenn yi mi ngi IFAN donc yenn yi mi ngi bibliothèque université Dakar. donc nous lançons vraiment un vibrant appel au chef de l'État pour une bibliothèque nationale et une archive et des archives nationales. ñoo ngi souhaité daal vraiment que suñu doyen yi nga xam ne ñoo ñu formé
ci EBAD ku mel ne professeur Mbaye Thiam ku mel ne professeur Saliou Mbaye un jour ñu boole leen ci inauguration archive nationale du Sénégal c'était ça un appel mon appel merci beaucoup. jërëjëf kooku moom Omar maa ngi koy nuyu au passage sama collègue la sama frère la. di rafetlu kàddoom parce que voix bi benn la. communauté archivistique muy archivistique bi waa bibliothèque yi waa documentation yëpp benn mébét lañu am te li muy wax ñun ñëpp dañ ñaan yàlla bala ñoo retraité fekk maison des archives ñu mën ko inaugurer waaw moo tax nag toujours day nekk benn sentiment partagé ñi fi jaar ñëpp loolu la ñu wax nañu dimbale defal ñu parce que lu am solo la te li may wax ne archive dañ koy xaw a négligé ku ci soxla nag di nga xam njëriñu archive ndax ci saa si di nga yónnee di nga taxaw muy ci au niveau de l' administration que muy au niveau des populations waaw ku ci soxla daal di nga am soxla waaye nous sommes les parents pauvres. alors lu jëm ci wàllum lenteur administrative yi aussi loolu tamit yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax jëm ci wàllum lépp lu jëm ci wàllum dématérialisation des procédures de l' état xam nga des fois da indi ay lenteur ci wàllu administration. normalement nag lenteur waru ci am parce que boo déggee dématérialisation li ko tax a jóg mooy def ci gestion efficiente moo tax muy jóg war na mën a mat comme ça ñun archive yooyu nekk ci dinañ dem ñuy jamono joo xam ne ñun fi mu ne ci këyit administration këyit lañ nekk mais dinañ dem jamono joo xam ne ñii nekk archive nationale bu ñu jot ay documents yi ci ëpp day nekk documents yoo xam ne dañuy judduwaale nekk ay archives yu ñu naan nativement numérique te loolu yëpp makkaan bi daf ko war a méngoo xarale yi méngoo ko xam-xam yi méngoo ko Fatoumata Cissé Diarra simili jeex na ñu la gërëm baax di la sant amoon nañ occasion naroon aborder yeneen sujet mais waxtu bi moo jot yoon yamul ci benn Malick ñu ngi lay rafetlu di kontaan torop ci ni nga ñu dalalee ñu wax li nekk suñu xol wax li nga xam ne ñu nekk suñu gannaaw mbootaay bi yépp ñoo ñu ko yónni ak kàddu gi benn la jërëjëf di la gërëm bu baax di la sant di gërëm bu baax aussi monsieur Diarra naka noonu muy sa borom kër moom tàggat na ma ca EBAD ak professeur Mbaye Thiam ak yeneen professeurs yi fa nekk di leen gërëm bu baax di leen sant mbokk téléspectateurs yi ba suba incha allah ñeenti waxtu